Pape Sy Diallo Pape Sy lañ gën xam. moom mooy secrétaire fédération bi nga xam ni moom moo ëmb ñi nga xam ni ay ñawkat lañ Pape Sy la nuyu la ziar. di la nuyu di la ziar Tunkara di kontaan ci plateau bi ak ñi ma ko bokkal. di nuyu it ñi ni seetaan ci àdduna bi yëpp. aywa El Hadj Mbengue Diop moom communicateur traditionnel la dafay yëngu si wàllum démb ak mag ñu baax ñi li ñu yoroon ak yooyu tey moom lañ ñëw di ñu ko baaxee moom doomi Tiwaawan la di ko nuyu di ko ziar di ko sargaal. jërëjëf Tunkara ñu ngi lay ziar bu baax di ziar suñu lingeer bi ñu toogal di wax ni ko musóor gi ni nga ko defee noonu la ko lingaar yi daan defee bu njëkk. tabarkalla di ziar nitu dëgg di ziar bu baax Papa Sy nga xamante ni ñun ñaar ñoo yarandoo ci benn daara. di kontaan trop ci daje bi ñu fi daje parce que nag tubaab dina wax ni rien n'est hasard. maa ngi lay sant bu baax di la gërëm. Jaañ tey moom moo nekk ci si machine bi delloo njukkal tamit sunu ñawkat moom mooy mu Pape Sy Diallo Pape Sy moom mooy yor secrétariat bu fédération bi nga xam ni moom moo ëmb ñawkat yi Pape loo si ñaw baara bi. c'est très joli rafet na. macha allah sa bos moo ko dàq. waaw moo ko dàq yi nga may solo lit moo ko dàq. macha allah mais macha allah rafet na ba tey. waaw Baara moom ndaanaan la di ko delloo njukkal di ko sargaal. Pape fédération bi ëmb ñawkat yi depuis kañ la. jërëjëf déjà ci li nga ma ci invitation bi ak ci jox kàddu bi déjà li may déparé mooy fi nga wax sànq da nga ni woon am na ku ni à grand pouvoir grande responsabilité. Fédération nationale des professionnels de l'habillement muy FENAF ñoom xaaruñu am pouvoir pour prendre leurs responsabilités parce que ils se sont dit que puisque on est des professionnels de l'habillement nous allons nous organiser pour pouvoir donc défendre nos intérêts. Depuis kañ. Depuis 1995. Le 21 juin exactement. ñaata membre lañu am. À l'époque ci jamono yooyu parce que FENAF def na lu bëree bëri boobu Sénégal yëpp ngi ci woon te ñu ngi ci ba léegi. Il y avait presque 25 000 membres à l'époque. fi mu toll nii nag. fi mu toll nii on est en train de faire la relance parce que il faut accepter que depuis quelque temps. ñi déggatuñ ko en léthargie. mais nag dañoo taxaw surtout ñun ñi nga xam ne ci nii ay doomu FENAF. tey ñawkat yi Sénégal est-ce que mën nañ takk lim bëri nañ de. loolu ANSD ñoo ci joxe woon statistique il paraît que artisans yi ñu recensé yëpp ñawkat yi ñoo ci ëpp. mais loolu la ñu wax. Je ne peux pas vous donner exactement parce que certains disent 40 000. D'autres disent 60% des artisans. Mais en tout cas ce qui est clair c'est que artisans yi ñu recensé woon yëpp tailleurs yi ñoo ci ëpp. tailleurs yi ëpp Pape Sy Diallo tey lan nga bëgg mu leer ci bopp nit ñi. li ma bëggoon mu leer te tax ma ñëw fii mooy session de formation yi nga xam ne FENAF daf ko organiser te du tey la ko organiser rek. Ça veut dire que depuis 22 ans FENAF mi ngi organiser des sessions de formation en coupe et couture pour les jeunes. Je vais donner benn historique bu gaaw en 1995 laa la wax ci la FENAF taxaw président Gora Aaj ak ay xaritam yu mbokkal liggéey ñu taxawal ko pour mën a teg kuréel gi nga xam ni mooy défendre tailleurs yi fii ci Sénégal. En 97 ñu am partenariat ak Académie internationale de coupe de Paris ñu ñëw Sénégal former des formateurs en coupe et couture formateurs yooyu en 2000 ñu former 60 bacheliers vous vous rendez compte un peu déjà dinaa ci ñëwaat plus tard parce que y a un problème actuellement d'orientation dans les universités et que si l'État bu defoon na waa FENAF defoon en 2000 on n'aura pas ce problème là danañ ci ñëwaat peut-être dans la discussion. On a formé 60 jeunes bacheliers dans les métiers de coupe et de couture. Ça veut dire que c'est complètement différent à ce que les gens connaissent. Parce que gars yi li ñu xam mooy doon lay dàq école ñu yóbbu la sa atelier nijaay wala sa atelier papa wala atelier dëkkandoo bi pour nga jàng fa métier. Léegi ñaw bi demeetul noonu. En tout cas en ce qui nous concerne nous FENAF. Parce qu'on n'a pas attendu ñu renvoyer ñu pour que ñu dem jàngi. Au contraire, on a quitté l'université pour aller dans les ateliers. Très bien donc yow wàllu formation bi surtout loolu si nga bëgg mu leer si bopp na. Voilà FENAF dafay organiser actuellement avec un partenaire GFA yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyandoo ak waa GIZ dañu organiser session de formation de 40 jeunes donc le 21 bii di ñëw incha allah muy samedi ci la ñuy def remise de diplôme bi
40 jeunes yooyu nga xam ne formé nañ leen ci li xew léegi parce que man le sujet que j'amène c'est un sujet éternel mooy solo habillement parce que éternellement on va s'habiller donc ku nekk ni nga solo macha allah mais ku génn àdduna sax dañ koy habiller. voilà donc kuy judd dañ lay habiller ku génn àdduna dañ lay habiller donc on n'a pas besoin de dire dans l'intervalle. Formation dafa am solo dans la mesure où il y a beaucoup de problèmes yoo xam ne ci nii jeunes yi ñu ngi koy am. S'ils avaient une bonne formation loolu yëpp du leen ci fekk. loolu dëgg la Awa. waaw man de xam nga ni sujet bu ma intéressé la. parce que fédération tailleurs yi fédération maître tailleurs yi couturiers et tout dafa fekk instant bi nii ça arrive à point nommé parce que dañu toll foo xamante ni instant bi ñëpp foog nañ ne mun nañ doon tailleur ñëpp foog nañ mun nañ def couture. alors que ce n'est pas le cas. boo ko gisee sax ci seen finition ci seen liggéey di nga xam ki ka jàng ak ki ka jàngul. boo gisee kenn kuy dagg di nga xam ki ka jàng ak ki ka jàngul. et de plus en plus. ñun dañoo gën a bëgg di sol loo xamante ni fii lay jóge. donc il faudrait que tamit ñun tamit en tant que consommateur ñu war a mën a gis suñu bopp ci li ngeen di def. et je crois que li ngay def nii c'est très important et de plus en plus nit ñi état bi war na leen mën a jàppale. ba ngeen xamante ni di ngeen mën a andi ñoo xamante ni tey ëllëg bu ni nga koy waxee dinañ mën a répondre à la demande mais répondre favorablement à la demande. oui mais awa yéen jigéen ñi par exemple da ngeen di jooy que tailleurs yi léeg-léeg ils sont pas sérieux dañ lay jox rendez-vous raté ko bu ñu jëlee sa ñaw léeg-léeg ñu jël sa pièce réeral et cetera. waaw dafa am tailleur et tailleur. am na ñoo xam ne boo ñëwee toog dañ naan la mënuma ko parce que dañuy xamante ni temps bi mayu leen ko. mënuma ko carrément. aujourd'hui boo amee chance xam ay genre grand El Hadj Kébé ñoom laxaat ñooñu bu ñu mënul dañ naan la mënuñu. ce sont des franchement ñoo xamante ni dañu xam seen liggéey dañ ko jàng. bu ñu koy dagg da ngay kontaan bu ñu koy liggéey da ngay kontaan. bokkul ak koo xamante ni moom dafay ñëw rek ne da cee juux dëgg la jàng na ko mais ni mu ko yoon bi dafa def ay short dafa def ay raccourcis. dafa wàlliyaan moo tax professionnalisme dafa bon c'est vrai que am na ñoo xam ne amuñu temps bi mais am na ñoo xam ne dañu am talent. am na ñoo xam ne ils sont naturellement doués. pour faire ça. léeg-léeg nga dem ci atelier fekk xale bu jigéen mu toog di jooy ndax tailleur bi. fi mu ne nii moom ku jooy rek yow yaa bëgg a jooy ndax defe naa ne y en a tellement. que boo gisul loo xam rek war nga mën a jàdd pour xool keneen. fi mu ne nii jooy xajatu. Pape loo ci li Awa wax. bon il a bien dit xam nga li am solo ci corps de métier bu nekk mooy nga xool les problèmes qui sont dedans nga essayer ko résoudre ñun FENAF noonu la ñuy def dañu xam ni forcément y a des problèmes. Forcément, il y a des besoins. Forcément, les gens s'interrogent pour amélioration conditions de vie dans le corps de métier ñi ci nekk di yëngatu. Donc, on essaie de résoudre ces problèmes-là. Je vous donne un exemple. On a un groupe WhatsApp, par exemple, parce que moo xew. On a un groupe WhatsApp boo xam ni toutes les régions du Sénégal sont dedans. Les gens ont des problèmes dans leur localité, des problèmes particuliers dans leur localité qu'ils posent à la hiérarchie en haut. Parce qu'il y a des formateurs qui sont à l'ICCM, qui sont au CFA, qui sont dans les centres de formation privés du Sénégal, un peu partout. Donc, ces gens-là peuvent aider le tailleur bi xamul dara, wala bon, entre guillemets, tailleur bi nga xam ne xarañul ci organiser le temps, parce que c'est important. C'est une organisation de temps. Li nga wax léegi nii laa danaan la mënuma ko parce que xam na listam mais am na koo xam ne mënul bind xamul listam day tegale tissu rek kooku on peut l'aider par des conseils, des orientations et surtout par la formation. aywa Pape ban message tey nga bëgg bàyyil askan wi ñëpp dégg ko. voilà message bi mu bëgg a bàyyee mooy ñi xam ni FENAF ma nga fa mu nekkoon mooy bay waaram ci Sénégal ak ñam ca àndaloon démb ak ñim ca àndal tey parce que la particularité de la fédération c'est que am na ay paa am na ay xale am na góor am na jigéen am na it sénégalais partout du Sénégal. Je n'ai pas besoin de dire toutes les ethnies parce que naturellement. Donc, puisque am na variété boobu yëpp, nous sommes prêts à aider l'État, moom laa doon wax sànq, à répondre à ce besoin-là de formation. Pourquoi vouloir prendre tous les étudiants bacheliers et les amener dans les universités du Sénégal? Mais non.
il y a des gens qui peuvent aller se former dans des métiers professionnels. yoo xam ne dañ koy exécuter parce que réew mi foofu la toll. teel a am métier. dafa am lenn loo xam ne par contre je crois que moom dafa nekk benn problème si les tailleurs professionnels tey ku xalaat da ngay dem ci tailleur professionnel coût bi ngay xalaat. dafay cher. dafay cher. par rapport à d'autres tailleurs yow xam nga li may wax léeg-léeg ñu yegg si nga yóbbu fenn wala nga xalaat a dem fenn ne foofu su ma fa demee parce que voilà il va mettre tailleur waaw ku nekk ak sa clientèle mais en fait pour amener les gens à plus consommer sénégalais et moins acheter des produits finis venant d'Europe ou de Chine ou d'autre part il faudrait aussi qu'on essaie de Ouais. Voilà non mais est-ce que problème bi du non est-ce que problème bi du na tailleur yëpp professionnel oui mais parce que tey man par exemple su fekkee ñaw 5000 laa mën a la sama poste antan si ki may dem mu may ñawal 5000 moom na professionnel rek parce que ñëpp duñu mën a dem si Papsi wala Bara First Class wala El Hadj Kébé wala tu vois Massaay Couture ñëpp mënuñu ko. ñooñu dañuy am seen clientèle mais awa dama foog ni débat fi mu nekk. mooy nit ki su ñëwee si yow wóolu la jox la ñawam jox la xaalisam mais da nga ko war a defal lu seddal xolam donte sax 1000 francs la fay. effectivement. est-ce que Pape du loolooy. si loolu la. oui parce que ñëpp mënuñ dem Massaay waa Massaay leen jaar. mais bon bien entendu xam nga la chance bi Sénégal am ci ñaw mooy yaatuwaay bi mu yaatu. parce que effectivement am na koo xam ne ci nii boo ko fayee ko 50 000 ci benn panneau mu fay la ko. waaw mais am na koo xam ne ci nii danaan 50 000 ñaata yëre laa ci mën a am fëgg jaay. donc du tailleur bi sax. c'est un autre problème. les gens cherchent souvent des problèmes là où il y a pas de problème. ñu sonn ci tardeel ci seen bopp alors que les solutions sont là. Pape si lu leer nañ la wax te vraiment solution yi mooy ñawkat yi nañ professionnel jege ñu mel ni waa FENAF yi fédération bi ëmb ñawkat yi ak ñi nga xam ne yëpp dañ si yëngu parce que loolu tamit affaire u sénégalais la ñun bon léeg-léeg da ngay toog rek sa ruq noonu di lijjanti kolkolaan toltolaan alors que am na ñoo xam ne soo demee mën na gën a yaatu ñu gën leen jàppale mboolem ñawkat yëpp den ziar ñoom Bara First Class dafa am benn xaarande bu ñuy def léegi balaa ñuy dugal léegi El Hadj Mbengue Diop communicateur delloo njukkal waa sunu techniciens yi ñu àndal yëpp tey si jotaay bi ca kanam El Hadj Mbengue Diop yow communicateur traditionnel nga loolu mooy lan. jërëjëf Tunkara communicateur traditionnel ni ma ko déggee ci ñi jàng tubaab ni ñu ko tekkee ndax jànguma tubaab mooy sunu maam yi seen jaar-jaar yi fi nu jaaroon ñiy lantinoor yi jaar ci ñoom pour mu àgg ci sunu doomu tey. mais fii tey bu ñu wax communicateur traditionnel géwël la ñuy xalaat. bari na ci nag. waaw bari na ci am na nag ay géwél yoo xam doon ay communicateur traditionnel na ci géwél yoo xamante ni xamuñu sunu maam yi démb yi naka lañ doon dundee am na ci géwél yoo xam xamuñu ko. waaye nag bu ñu nee communicateur traditionnel xel yépp ci géwél lay dem am na koo xam ne sax du géwél waaye communicateur traditionnel la. parce que la suñu maam yi daan dundee lantinoor guy jaar ci moom la pour mu egg suñu doom. lantinoor mooy lan. lantinoor mooy li ñuy sotti diw gi pour mu dugg ci butéel bi. lantinoor mooy tubaab yi li ñu woowee entonnoir moom la wolof soppi ne ko lantinoor léegi El Hadj Mbengue Diop. tey li nga bëgg leeral lan la. jërëjëf Tunkara xam nga mbir moo gis ci àddina dafa am ni ko sunu borom tënkee ndax sunu borom dafa bind àddina pour mu dox bu dee jàngalekat yi bu nu jàngalee ba am ci benn at bi dañuy puus ñeneen ñëw mais dama seetlu ci Sénégal ni communicateur traditionnel amul relève bu dul suñu mag ñi ma gis ñu daan nettali li nga xamante ni mooy démb amul xale yu jël relève boobu. te am na fédération bu ëmb communicateur traditionnel. am na fédération bu ëmb communicateur traditionnel. ku ko jiite gisuma ci xale El Hadj Mansour Mbaye. El Hadj Mansour moo ko jiite. mais gisuma ci xale. amul ay communicateur traditionnel xale. bariwul ñu ma ci xam. yow bokkoo si. man nag Tivaouane laa dëkk bokkuma ci benn mouvement mais am naa ay rakk yu ma nekkal ku ci mel ni Pape Moussa Diop ku ci mel ni El Hadj Ndiaw Makodou ku ci mel ni Chérif Taïb Guèye. yow doo géwal. man géwél laa. di nga wayaan.
waaw. waaw. wayaan mooy di ngay tagg diw ngir mu jox lay koppar. déedéet dinaa toog ak Tunkara xam ni Tunkara mii xam fi maamam jaar ci def mbaax ci Tiwaawan wala def ko ci réew mi mu toog ci bërëb sama deret yëngu ma wax ko fi maamam jaar donte la soxlawu ma ci moom ñaar dërëm dinaa toog fi bërëb wax nit mbaax ni bu ma kenn may ñaar dërëm parce que loolu taxumaa jóg dama ko yëg ci sama deret rek tax ma koy wax. sa deret nga ko yëg. sama deret laa ko yëg. sa deret moo naan bër rek di daw rek yow nga jóg topp ko. ma xam ni kii nit ku baax la am na fu maamam jaar. bu la joxee nag. ma jël dama koy làkk ci tubaab jànguma nag waaye dama wax ni je suis pas un demandeur mais je suis preneur. bon léegi non xam nga doo demandeur mooy doo laaj. waaye da ngay jël. ku ma jox ma jël waaw. waaye kii laaj ak kii jël yëpp ñoom ñoo bokk li ñuy def. mën naa nekk déedéet amul mënten loolu lii la ñuy def rek dañuy tàll kii laaj ak kii jël ak kii yëpp parce que laaj dafa bëri façon. laaju xol am na. laaju bët am na. laaju loxo am na. laaju gémmiñ am na laaj gune am na. li ngay def nag laaj la dong. ndax boo taggee nit Sénégal ñun li ñu baaxaw mooy boo taggee Awa Diak sa ne ko maamam diw Diak. maamam moomu diw jaag maamam moomu diw jaag mu yëkkati jox la yaa ngi koy laaj bon léegi yow nga ni sunu maam yeeg yooyu ñoom seeni jaar-jaar moom nga bëgg leeral si yan fànn. bala maa ñëw ci loolu Tunkara dama lay wax ni la man je suis tailleur ma kii xam na ma. da ngay ñaw atelier bu mag laa yor Tiwaawan bàyyi ko fa falaa génne jël oto ñëw fii ma toog. da ngay ñaw di wayaan it. mën naa nekk. waaye nag waayaan du sama profession. ñaway sa profession mooy sama profession. waaye wayaan gi si deret gi la. man sax aw ma menn mbokk wala menn mag wala benn sœur booy waayaan amul. ñoom bu ñu la gisee ngay wayaan xanaa nañ la ko tere. duñ ma ko tere parce que xam na ni ci laa bokk. ñoom si lañ bokk mais wayaanuñu. waaw mais loolu xëy na ñoom ni ma mën ñoom mënuñu ko. yow sa doom dina wayaan. déedéet ñaanu ma ko yàlla. lu tax ngay wayaan sa doom du ko def. nattu la ci man. waaw nattu nag dees na koo teggi. noonu laa mel nag gis nga fi nga may gis nii. Tunkara ci ñëw ci li nga wax xam nga jàngale démb dafa am koo xamante ni da lay bindal yow nga dem jàngi tubaab liir ko ci livre xam ko am koo xam ne acteur la daf lay nettali li nga xamante ni moom la Jéeri Joor Ndey la def wala Lat Joor def transmettre la ko par force da nga koy xam parce que da ngay mel ni da ngaa dund jamono bi loolu moo fi indi tey. aywa ñu ngi lay déglu. Tunkara tey li ba la indil mooy Jéeri Joor Ndey la dégg nga ni. histoire ak commandant Chotan ci Thiès xam nga tubaab bi muy doog a ñëw dafa rey fukki dameel ak ñett ci Sénégal yoon wi libre mu def li mu def damel sambaloo bi la njëkk a rey ci diggante Kër Njob ak Tiwaawan la ñu rey damel sambaloo bi xuraja mbóot jaag borom jaag yu bari yi àllarba jët jël si ñu la lapp ngoon a la tiir deqale rey ca Yaasin ca Mbaañ rey Birima ca Njoof rey Saxuja Koom Jaay ci Sancu Silaar rey ngoñ taali birima ci mexe rey biram kodd kon dumbe ci tëng rey calow ci ngay rey jàmbur la diggu mi sàmb ci bangaaj rey jafe ci gaynjaay ñi de jeexal nañ ñu rey kodd kumba jaari ci jaari rey mbooy sis ca njabaas rey sukko ca barjàll ba pare nag bindub leetar Alburi ni ko maa ngi ñëw Jolof fekk la fi Alburi ànd ak Samba Ceele Jortaal dem Mbakke Baari seeti Serigne Touba ñëw ni ko tubaab bi rey sama mbokk yëpp kat moo bindal lettre bi nee na mu ngi ñëw Jolof fekk ma fi Serigne Touba teg der ba julli ñaari rakk gersu ni ko tubaab bi nar a ñëw fii ci Jolof fekk la fi de bu ñëwee fekk la fi dina rey ci yow ay nit ñu mënoon a jaamu yàlla sunu borom jéggal leen tàbbal leen aljana wala nga rey ci ñoom ay nit ñu mënoon a dimbali ñu war a jaamu yàlla sunu borom jéggal leen tàbbal leen aljana te sa bakkan bii képp a ko waral ma lay wax ni boo génnee Jolof day ma mën laa warnul ni xat du fi damm. Alburi ànd ak Samba Ceele Jortaal dem Joosa Geeca Ñaame ci histoire dégg naa ñu ni fa la dee. tubaab bi tëralub loo am. tabaxi postam tëral raayam ni bu kenn rayati kenn nag kenn ku ne yam ca la nga moom. booba nag Kànnaar Joor ñu fal ko seeb dak fan kantong ca Bawol mu bëgg benn jigéenub jéeri def ci fanweeri jaam jéeri jël fanweeri jaam ya jaay leen dem Bawol di ko laaxlu. jàmburi Kajoor ak Bawol yi ñëw ni commandant Chotan yow kat da ngaa terewul ko jaay jaam waaye jéeri jaay na fanweeri jaam mu ne wol leen ma jéeri ñu woo jéeri ñëw toog mu ne ko xanaa déggoo samay tere mu ne ko ah kay
lu tax nga def ko mu ne ko du damay garmi te mënumaa liggéey mënumaa gor te jaayuma sa alal sama alal laay jaay mu ne ko boo ko defee dinañ daje de jéeri ni ko du ma la waxat loo xam ni kii kat su ma génnee fii di ko weddi su ma génnee bu ma amee soxla sama alal laay jaay tubaab bi ni ko baax na jéeri ni ko baax na wax ja fasu jéeri génn jàppaat fanweeri jaam jaayaat demat bawal di ko laaxlu ca puux ba ñu ñëw waxat ko commandant Chotan mu yabal space yi bu njëkk nag mag ñi space policier space yi lañ koy wax spy ñu ñëw di ko jël si am na benn garbi bu ñuy wax siré ca jéey mu rëptalu aw fasam ba ñëw ci biir néeg jéeri ni cëpp tànkam yi ci biir lalub lingeer bi keroog sax lingeer jug na ni si jéeri jër ndee la siré ca jéey mii nga xamante nii di kànjura jabar ak bool di dawal fasam yi ba sama ko bay lu ko waral keroog siré ca jéey dañuy nëkk ci weenu lingeer bi ni ko lingeer mu ne mu ni ko bis dina ñëw ma jege jéeri jor ndee la mi ni téere mi jege daba si baatam yi te bis boobu doo ko fekkee spécieux si ni jéeri jor ndee la kaayu commandant Chotan lingeer jug ni ko jugal wuy ci te def na sa maam yi daan def jéeri jor ndee la ni damay dem siré ca jéey ni ko may ànd ak yow am na benn géwélam bu ne wax Amady Buri Jolof li lay xamal ni géwél yàgg naa njàmbaare ni ko damay ànd ak yow mu ne ko yow mbandal laa la tudde foo seen borom seen ku ci jëba xam nga luy mbandal mbandal mooy pettaaw boobu ñuy takkal xale bu xaraf mu ne ko yow mbandal laa la tudde foo seen borom seen ku ci jëba nan war ñu war seen ñetti fas ñoom ñaar rëppatal wuti Kees di wuy gis commandant Chotan bi ñu dugg Kees nag ñetti waxtu dafa jot ñu dajeeg benn garmi bu ñuy wax Baba Soumaré di leen waxtu wii de bu ngeen fa àggee di ngeen fekk commandant Chotan noppalu ji nañ leen jaar kër gi ngeen noppalu fa ba 3 heures ñu jaar fa ba ñetti waxtu commandant Chotan ndax boobu Baba Soumaré rek mooy jaay kiitarle ci Thiès ñu jaar fa di naan ca kiitarle ba 3 heures jot Baba Soumaré leen waxtu wi bu ngeen demee di ngeen fa fekk commandant Chotan ñu ànd ñoom ñett rëppatal seen fas ya jéeri joor ndee la siré ca jéey ak Amady Buri Jolof géwél bi ñu yegsee space bi nii jéeri joor ndee la yow de commandant Chotan nee na yow rek la soxla da lay wax rek nga dem jéeri jor ndee la ni cëpp daw yéeg escalier ba ubbi bunt bi gis ñu teg benn taabal teg benn sees ca wet ga ron buum ca suuf waaye juróomi spécieng ci ndeyjoor juróomi spécieng ci càmmoñ mu ni tëll commandant Chotan joxoñ ko taabal ñu ne ko toogal mu toog commandant Chotan jékki-jékki di métal la corde da ngeen ma baal nag ci tubaab yi ndax njàng mi soriwul spéci yi daw song ko di ko jàpp comme jéeri ponkal la nag bu jéey ne jëyi ci ndeyjoor juróomi spéci ni la siim mu ni jëyi ci ndeyjoor juróomi spéci ni la siim ci càmmoñ kër gi yëngu ci biir nag moom la siré ca jéey dégg ca suuf ne Amady Buri Jolof géwél bi teel ma laa bi fas yi am na lu may yégg ci biir xaaral ma déglu ko daw yeeg escalier bi ni koŋ-koŋ spéci yi jàpp ni renfort bu leen ni wàllu si la mu ne ubbit buntu bi siré ca jéey ni yomb ci biir booba jéere ngi takk benn paaka muy pallax ci poojam bi siré ca jaw ni das paaka ba daw song commandant Chotan fa muy nappatoo la war ger ga mu dës ko paaka bi fii ci sàqus baatam si di ko xotti ba dëggaale seen tinam ji daal di ko ci kaw jéere dagg buum yi jéere ni bërit jug taxaw keroog spécies yu bari dañoo jaar ca kaw étage ba daanu ci suuf bon d'accord léegi yow li nga bëgg loolu yëpp ci li nga nettali yëpp li nga bëgg mu leer lan la li ma bëgg mu leer mooy dañoo am ay doom ñu gis ni léegi dafa am njàmbaar gu denc suñu doom yi xam nga bu njëkk bi mag ñi daan dajale pénc di daje ci pénc mi di waxtaan xale yooyu yarew ci pénc kenn ku ci màgg boo màggee borom kër ngay doon boo xamante ni xam nga ni góoréew moo la war yor njaboot moo la war yar sa njaboot moo la war loolu la ñu manqué. awa maa ngi koy déglu de wax dëgg neex yàlla li muy wax moom c'est passionnant man léegi dafa am lenn lu ma jaaxal ci histoire bi dafa mel ni dama déggoon ne parce que da nga ne Siré ca Jéey moo rey commandant Chotan dafa mel ni histoire dafa ne woon Jéeri Joor Ndee la moo rey commandant Chotan déedéet Jéeri Joor Ndee la reyul commandant Chotan Siré ca Jéey moo rey commandant Chotan jox jéeri paaka comme jéeri la ñu convoqué woon nag nit ñi dañ naan jéeri rey commandant Chotan te comme jéeri garmi la te jàmbaar la du daw moo jël xeex ba ni moo rey commandant Chotan ndax wax ji dafa am moom nuñ ko mujj def waaw kay histoire bi dafa àggul ndax fi nga ma daggee tax bu ñu ko nee ni dañu fi jóge ji ñu rëppatal seen ñetti fas ñoom nag déet bi jéeri ne bërit
Serigne Dieye daf ne ko waxoon naa Linguère ni ko bis dina jot ma jege la ni téere yi jege sa daba si baaj mu ne ko loolu waxi jigéen la mu ne ko waaye nag Serigne Dieye mu ne mu ne ko fii laay xaar njaalum tubaab yi mu ne ko boo defee loolu way wi day damme fi yow ndax tubaab yi xam nga ne dañuy sot dañuy fekk fii jàpp nu yeew ni duñu wërëre réew mi te bu boobaa wax wi way wi day damme fi ñun ni ngay def mooy wàccal ñu dem fu nu tubaab yi dabe ñu reyante ak ñoom waaye nag booy wàcc escalier yi bu ko def ñaar bu ko def ñett def ko benn lu ko mooy dinañ na ndaw jéeri ñi ko moo ne waaye wax nga dëgg de ni yalang ni cëpp fekk ji Amady Buri Jolof géwélam bi ci suuf ni ko mbandal sa moom mu ni ko jéeri jóor démba sukko a siité si jéy lat Fatim pendalat sukaabe mu ni ko lu ma leen nurool dëgg tey mu ne ko yaa ngi muy nuroog gaynde ku dàngañ jéeri ni dànkaas delsi ni ko mbandal sa moom mu ne ko jéeri jóor dem ba sukk asidi si jéy lat Fatim pendalat sukaabe mu ne ko lu ma lay nurool dëgg tey mu ne ko nag yaa ngi nuroog ku takke àddina di tekke jàllaaxira mu ne ko wax nga dëgg nan war ñu rëppatal seen fas ya nag wuti Kajoor bi ñuy ñëw ba egg si Ngent tubaab yaa ngi leen di topp di leen fital jërërërër fital nañ Serigne Dieye ci mbagg jéeri gersu ni ko lan la mu ne ko du dara doxanu dem rek waaye bi ñuy egg si Ngent nag jéeri gersu gis mbaggum Serigne Dieye miiw dara jigi wala ngaan ba ci weewu fasam wi mu ne niit laa bi fasam wi fas wi di tir bi mu ne ko Serigne Dieye jam nañ la dama bëgg nga felse laa bi fas yi dem Banjul faju ji bu dee ay doy naa ci bu dee jàmm ay naa ci Serigne Dieye fil laa bi fasam yi dem Banjul faju ji jéeri nag ànd ak Amady Buri Jolof géwélam bi nag jaar ci Linguère bi mu ne tëll ci Linguère comme deret ji ni mu ko takkee Linguère ni ko muy Serigne jëri jor ndeele lii lu mu ne ko damaa rey ko man laa sutan mu ne ko def nga njàmbaar waaye fanaan lan fii ma reyal nag laaxal la mu fanaan fa xëy jaar kër ndijaayam bu ñuy wax moon ma samba sasum koddu bi muy egsi ci dëkk bi nag xale yaa ngi yuuxu jéerée ngi moon ma sasum koddu moor ma samba su jaar jërëm jël génn di ko moo jéeri looy def nii waxoon naa la sa ndijaay biram koddu kor ndumbe ba muy dee ci tëng rey dëgër boobu rek taxoon ñu rey ko tere nga lànk loo def mu ne ko damaa rey ko man daa sotan mu ne ko def nga njàmbaar waaye am na njàmbaar goo xam ku ko def doo làqatu fi man mu ne ko làq si ma fi yow damaa ñëw rek di la ko wax ndax xam naa ni mënoo làq gaynde gu ndàngañ maa ngi dem wuti sugeer nag seeti benn garmi bu ñuy wax saa ñebbe ab tambour major la woon bu mag moom fa lañ ko reyee bi mu egsee saa ñebbe ni ligro mu ni ko rey naa commandant sotan mu ne ko fanaanal fii géwél yi fanaane laa way mu fanaan fa pour tënk wax ji mu fanaan fa bi fajar gi di jot pël yi baabali woon seen nag yi ci àll bi nag dellu si ci dëkk bi ñu laaj leen lu ñu leen àll baa ngi xonq ci yëkk tubaab jéeri jug taxaw ni maa laax bi maa koy lekk du ma toog fii ci samay bokk tubaab bi di ma fekk di ma rey di leen ci boole dem nag ci kaddug maamam gi ci mbol yaama nag ànd ak géwélam bi Amady Buri Jolof bi mu yegg si nag mu ni cëpp bot yi mu sol ak gàllaaj yeeg xeejub kappara beeg paakab tëcc bi yëpp di sab mu ni tànkaas wéeru ci kadd gi ne Amady Buri Jolof géwélam bi mu ne mu ne ko may naa la sama fas wi tey day bisu dund te fas yéene ma ab tubaab rey sama fas wi may naa la ko waaye dama bëgg nga jël sama mbaxane mi sol ko boo solee sama mbaxane mi yéeg ci kaw fas wi am na téere xànjar bu nekk ci tànk fas wi ku la fatal du dal Amady Buri Jolof mu ne ko naam mu ne ko li may dégg muy riir ci kanam la mu ne ko séen naa am ponkal de mu ne ko boo séenee lu mel ni ganaaru jaboot boot ci ñaari mbaggam yi mu ne ko séen naa ci kenn mu ne ko mooy seen chef soxal ma mu soxal ko mu ni kërëng fanweeri tubaab ni la siin mu ni ko joor ak joor càmminal Linguère ci épopée ngoog de épopée na ko ba mu baax mu ni teg gersuwaat ni ko li may dégg muy riir ci ginnaaw lan la mu ni ko ponkal mu toll ni mi nga rey ci ginnaaw de mu ngi ci ginnaaw mu ni ko soxal ma mu soxal ko mu ni jëy ba yàgg mu sax gémmiñu fas ja teq fital ga bal yi jaar ci digg booba mu ni jàngaay ni këpp tubaab yi yegg si ne Amady Buri Jolof yaa ko rey mu ni leen reyuma ko xool leen fi bal yi jaar ñu xool ko xam ni dafa xaru ñu ni saa ñebbe tambour major bi gasal ñu ko suulal ñu ko ñu gas jéeri joor ndee la suul ko tubaab bi dem ba jub Thiès wëlbatiku làkk tubaab yi c'est les gris des noirs est-ce que noonu la na ngeen ma baal ci tubaab c'est les gris des noirs wëlbatiku sulli ko dagg boppu jéeri bi dagg loxob jéeri bi génne xol bi ni desitu yaram bi jëlal nga suulal nu ko mu suul ko foofu tubaab bi dem ba kees jël bopp ba yóbbu France jël loxo ba yóbbu France looloo waral ñuy wax ñetti bàmmeeli jéeri joor ndeela yi ndax desitu yaram wa dañ koo suul mbol yaama jël bopp ba ak loxo ba yóbbu France desitu xol ba ñu sulli ko Cees kookoy jéeri joor démba sukk asité si lat Fatim Penda lat sukaabe moom ñan ñooy ay sëtam tey fi mu nekk nii boo delem sëtam ay jolof ay sëtam a nga fa yoo xamante ni ñoo ngi fii ci dëgg bi xam nga histoire nu ñu sant ñoom Faal lañ sant xam nga histoire bu njëkk mag ñi buñ daan jàngi da ngay gis Serigne Touba laxasaay dem jàngi benn xam-xam ci mag ñi dégg beneen xam-xam jàngi ko ci mag ñi Sidi Hadj Malick borom parasol bi nga xamante ni du ragal tàngaay junj la
dégg mag mi ñu dafa aay ci fiqi mu jàng ko fa dégg ni kii dafa aay ci naxwu mu jàng ko fa dégg ci kii ne dafa aay ci nangam histoire noonu la mel. aywa tey jii ñu ngi dalaloon El Hadj Mbengue Diop moom communicateur traditionnel la ñëw tey surtout fàttali ñu jéeri joor Ndeela Faal fële ca Jolof. moom njàmbaar ga nga xam ni àndoon na ko ca ak tubaab yi awa jéeri joor Ndeela moom ñun gone yi xamuñu ko jàngaluñu ñooñu xamuñu suñu mag ñooñu déedéet xamuñu suñu mag ñooñu te wax dëgg neex yàlla war nañoo mën a xam suñuy mag parce que tamit ku xamul fa nga jëm tamit def naa war nañoo mën a dellu fa ñu jóge mooy tey di déglu ñii ñu ñuy wax histoire bi comment ça s'est passé réellement parce que tamit y a beaucoup épopée lay def waaw parce que fii mu ne nii Sénégal xam nga mooy loolu mooy danger wu tradition orale nga xamante ni ku ci nekk tamit ni nga koy yëgee surtout nous qui sommes très passionnés ku ci nekk ni nga koy yëgee noonu nga koy transcrire noonu nga koy joxe est-ce que c'est la réalité est-ce que ça l'est pas moom mooy andi problème yu bari mais tey defe naa neex na ci kaw ñu naan la sa maama fi defoon lii sa maama fi defoon lii sa papa fi defoon lii sa papa fi defoon lee pour xiirtal la si yow tamit waaw ci nga def doon jàmbaar ci ay valeur ci nga xam lu baax defe naa ni foofu lañ ko war a gën a mën a jàppee sax ci kaw moo ëpp sens parce que valeur dañuy leen di jéem a inculquer jeunesse bi moo tax ñu leen mën a expliquer loolu mais tey bu ñu demee ba nga xamante ni yow da nga ne en tant que communicateur traditionnel gisoo ay xale yu koy def donc après kan mooy waxtaan ak xale yi loolu nag moo fi indi voilà kan mooy waxtaan ak xale yi parce que daan na neex looloo neexoon ci bàjjen ndax bàjjen day toog di la tagg di la wax say maam xam nga naan la sagaru njaam jox ma lii jox ma lee xam nga dafa neex ci xol mais tey bu fekkee ne yéen defatu leen li mu seen wareef moom du métier am sax moom du métier am wax na ko ne tailleur la moom parce que géwél originellement dafa nekkoon koo xamante ni dafa amoon benn pouvoir bu am solo ci biir société dañ doon dem ba nga xamante ni li mu doon expliqué sànq bu buur daan dem géwélee jiitu kon am na loo xamante ni moom moo doon taxawaayu koo xam ne da doon nekk régulateur social mais suñu demee ba nga xamante ni tey société bi mu tasaaroowee te amul kenn koo xam ne tey war naa mën a wax nit ñi li mu ko war a wax parce que loolu moo am solo wax ko li mu ko war a wax delloo nit ñi ci kii donc yéen benn boo leen toogee benn sans yéen lan ngeen xalaat ngeen war a mën a jàppalee nit ñi pour mën a delloo si leen. non ñoom mënuñu jàppale kenn xam nga lu tax awa xaalis moo tax. oui mais xaalis bu mu yàq affaire yi gis nga ak loo mënti dugg yow su fekkee da nga jiital xaalis. xaalis bi moom da koy nërmeel. ça c'est vrai. tu vois te tey géwél yi man xale géwél yi saa su ne su ma tase ñoom loolu laa doon dañuy ñëw taxaw comme moom si boppam wax na ko sànq xale géwél yi xamuñu démb xamuñ dara xamuñu histoire xamuñu tubaab yi kañ lañ fi dugg kañ lañ fi génn xamuñ dara suñu histoire lu ñu xam daal Awa Diak Mbay Diak Moussa Diak kii Diak góor gi Diak nga jékkati xaalis jox leen mais loolu dafa yàq. Tunkara. waaw gis nga géwél noblesse la woon ba léegi man de dëkk ba ma dëkk ca Tiwaawan amul kilifa nu muy toll ci àddina te su ma nee dara doo ma déglu par force nga bokk ci Alaaji Malick mooy nga takk ndomba tànk li ma lay wax par force di nga ko déglu. dañuy ragal sa làmmiñ. déedéet parce que di nga xam ne li ma lay wax du xaalis parce que laata maa dugg ci sax di jàkkaarlu ni di ko wax mooy kan am naa kër am naa ñaari soxna samay njaboot ñu ngi jàng ci école yu baax te ba tey ci loolu laa ne li may fayee sama courant sama ndox yaakaaruma ko ci kenn. oui mais loolu sa mbiru bopp la xam nga loolu sa mbiru bopp la mais léegi sa jëflante bi ngay jëflanteeg kooku su fekkee xaalis daf si dem loxo bi si kaw moo gën loxo bi ci suuf. mais loxo bi ci kaw moo gën bi ci suuf mais xam nga ni kooku bu fekkee ne dañoo séq liggéey man ak yow maa la ciy gën a jàmbaare bu fekkee ne li nga may tere dama koo bàyyi li kii di laaj pour sunu doom yi xam li xew loolu du feeñ. non mais léegi nag. parce que yow loolu moo dootul jubluwaay bi Tunkara xam nga yow jàng nga tuuti diine. xam nga déedéet diine jàng ma dara. jàngoo sax déedéet wala aadayaat dama xam laa yem man sama waa kër sax bu nu jàngee ba wala aadayaat dama xam damay jënd tàngal togg laax saraxe. ndax lan parce que foofu la ñuy wàcce. wala aadayaat dama xam. dama xam wala muuriyaat xam. non may nga jóob nag da ngay. histoire la de bu gudd sax ma nettali la li ko waral. wala aadiyaat daba xat. boo yàkkamtiwul ma nettali la li ko waral. non sa daam léegi xoolal El Hadj Mbengue Diop yow li nga bëgg def tey li nga bëgg def tey mooy fàttali ni que démb dafa am solo dañ ko war a xam loolu moom gis nga d'ailleurs ñun Sénégal ñu fi mu toll ni suñu démb ñu ngi koy bindaat muy ñoom professeur Ibrahima Thiam li ñuy dox noonu
parce que boo xamul fa nga jógee maanaam doo ami reen ba pare daane la dafay yomb donc loolu ñun ñëpp ànd nañ si d'accord. Tounkara xamal foofu benn affaire laa la ci bëgg a leeral. Iba Der Thiam ak ñi mu àndal ay boroomi xam-xam lan yu jàng tubaab am xam-xam di bind histoire am na xale boo xamante ni boo ko waxee histoire bi ci livre bi du ko xam. waaw man la gën a mën a déglu ko Iba Der Thiam parce que man li ma koy wax par force da koy neex parce que film laa koy defal ci samay biir wax rek dinaa ci créer loo xam moom par force dina ma déglu. c'est-à-dire xam nga ñun. dafa am benn affaire bu ñu war a bàyyi xel Sénégal li Awa doon wax léegi ñun dañu passionné ba pare dañu émotionnel loolu problème bu mag la si ñun benn mbir boo mënti gis mën nga ko benn kër mën nga ci duggee maanaam benn réew mën nga si duggee ay frontières yu bari. mën nga duggee si géej gi mën nga duggee si jaww ji mën nga duggee si suuf si te yëpp am solo tey suñu démb ñu bind ko am na solo parce que bind lu am solo waaye it ñuy wëyal di ko wax di ko way di ko filmer loolu it am na solo loolu donc bu ñu sàgganee benn awa loolu àndoo si bu baax aywa donc Alaaji Mbengue Diop lan ngay jël mais awa da nga wax lu am solo ñun Sénégal xam nga saa su ne dama koy wax rappeur boobu Booba bi mu fi ñëwee sànni rappeurs yi ne leen waaw comme rap polonais yi mu ne mais xamoon naa ni nii ngeen di réagir parce que yéen Sénégalais da ngeen émotionnel te loolu maanaam ñun dara day kii rek ñu tëb fekk ne que yow kii li mu lay wax soo moytul soo ko dollee si li nga yor sa mbir day gën a baax rek. dëgg la Alaaji Mbengue Diop looy jeexale. tabaarakallaahu nga may baal ma Tounkara dama laa dégg sànq ci bi ngay wax nga wax ni fii ñàkki teggin dong lañ fiy bañ. loolu moom nanguwuñ dépassé fi nit moom nanguwuñ ko fi moom dama koy tere. awa da koy tere. man nag Tiwaawan laa dëkk di taalibe Seydi Hadji Malick sama maam tuddoon Lat Yaxarak borom boy lokki Seydi Hadji Malick dindi tur wi tudd ko Muhammadu bàyyi ndox boo dégg wala maam ndox ci gémmiñu Seydi Aboubacar Si moom turam dëgg nan la woon. Lat Yaxarak borom boy lokki. Lat Yaxarak borom boy lokki. est-ce que. Seydi Hadji Malick soppi tur wi. tuddee ko Muhammadu mu egsi ci Seydi Aboubacar Si mu tudde ko Baye Ndox ndax keroog bi ñuy tabax jàpp jumaay Seydi Hadji Malick moo daan wax ndoxee ndox sëñ Babacar Si tudde ko Baye Ndox mu am soxnaam ñu koy tuddee Yaay Ndox Baye Ndox boo dégg wala Yaay Ndox foofu la jógee. Sàmma Ndox it fa la jógee. Sàmma Ndox amu ci léegi nag Tounkara Seydi Hadji Malick moomu dafa def lu rëy ci réew mi mu am phénomène bu bees bu génn ci diggante sëñ Abdoulaye Niass ak Seydi Hadji Malick damay wax ni ñoom ñaar ba ñuy daje Tiwaawan di waxtaan xam nga lu ñu ci jublu woon. ñun sët yi bu nu màggee di ko kontaane di wax ni sunu ñaari maam yi daje woon nañ. kenn ku ne di waxtaane Cheikh Ahmed Tidiane Chérif loolu lañ ci jublu woon ñoom. sunu maam yeeg sunu baay yi di ko sàmm ba mu yegg si suñuy loxo ngir yàlla bu nu ko yàq. loolu ànd naa si 100%. ngir yàlla bu nu ko yàq non 100% loolu rek mun nga yem foofu. lii rek laay wax di ko tëjee benn mbir nag. mu doon. dégg naa mag mu wax ci Seydi Hadji Malick xam nga lu ma ci kontaan loo dafa jeexal ma gën a bëgg Mam Maodo xam nga lu ko waral mooy Serigne Babacar Sy dafa waxoon benn waaye bu ñëwoon Sénégal di wax ni di tariixa baaxul Serigne Babacar Sy jël xalimaam bind fa sa yaskutu amma qaribin min az-zaman fa in lam yaskut fa sawfa yal'abu bi sabiyaan assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf Tounkara ban way nga ñuy ngay tëjee mënumaa way yow ngéwal gi way bokku ci. mënumaa way de leen de laa mën. tagg yonent bi. tàggal ñu xool. yaa xayu yaa zal jalaali wal kibriya wal kamaali wa munta kulli shakwa mawlaaya mu'ti nawali foofu laa yem asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah Alaaji Mbengue Diop ndeysaan ku gëm sunu démb sunu cosaan ak sunu aada xam ni doomu aadama moom mënta dem fekk moom fi mu taxaw dëgërul ay reenam saxuñu ba dugg ba ci biir suuf si moom mu xam moom mooy kan moom mu xam fan la jógee moom mu xam lan la am moom mu xam lan la moom mu xam nan lay jëflanteek waa àdduna te gis nga Alaaji Mbengue Diop sa cosaan ak sa aada saa yoo ko xamee fonk ko foo taxaw si àdduna bi jëflanteek ñoom si loolu ñoom dañ lay fonk ndax dañ koy bëgg a xam te dañuy xam ne yow am na tamit loo joxe xam nga tey boo ñëwee yow tubaab bi moom nga koy wan moom cosaanam ak aadaam yow yaa ko gën a xam mu bàyyi la nga gën koo xam waaye yow léegi
yow sa bos nag léegi moom anamu yow réer nga keroog dama dégg ndeysaan alaaj taal ngol-ngol mu ne ñun France ba ñuy football ak ñoom ñu ñëw rek suñu hymne national suñu bàkku réew ñu tëggu ko si seen làkk rek mu ne ñun fa la njëkk amee défaite fa la njëkk amee défaite te la ko njukkal moom Sénégal yéen laay wax Tunkara mii bu ngeen foogee ni nii la mel ci télévision bi fii melul nii ku ko gën a respecté nit ci àddina amul bu génnee ci biti boo ko nee nuyu bu la waxee mooy Tunkara mi rek ci plateau bi du ngeen ko gëm mu ngi nii alaaj Njaw ma kodd maa ngi lay nuyu Yelamin Guma la sama géer Jóob si sama xarit maa ngi lay sant bu baax Ablaye Ndiaye ngal wayaan bi nag dama koy tere sama plateau ñun dañuy tere fi wayaan lu mu gaaw gis nga géwél dañu aay nag lu mu gaaw bruxal na si benn wayaan noonu bon mais man li mu wax si man nag loolu moom daanaka wayaan la wala non dafa wayaan naturellement dama waxtaan ak non xaaral am wayaan na plateau bi dama koy jël ba mu neex parce que maa wax fi ni jël dama waxtaan ak Njaw ma kodd fii la nekk 2S moom Mbaye ak ñooy toog ndeysaan mu ne ma gis nga foofu ngay koy gis noonu ci plateau bi di foog ni noonu la mel ku ko gën a respecté nit ci àddina amul dama seetlu ko ci yow parce que dama gis boo may nuyu bu ma gàttee xel damay jàpp ni sëriñ laa. est-ce que dal na la yàlla saxal ci barke. alaaj Meng Diop vraiment ku am solo koo xam ni la moom daanaka daa am métier. te xam nga métier dafa am solo moom ñawkat la am atelier am kenn ko band baraj ñàkkal ko xorom. bi ma fàttee. parce que àddina bépp moo. oui fàttali ma lay xaar bu dégg ni ma dañ laa xaar ba minuit. waaw ma ni leen sama waa ji daal dafa am benn affaire bu ndaw rek. di si tuub tamit di si jégalu di si tuub. déet aw maag yow yëpp ñoo bokk mbuus nag aw jàkk Bakar Kara Diagne mais ñu benn xaarandi su ko defee ñu dugal sunu yeneen gan tey ci